jërë ngeen jëf mbokk yi amaat mbégte ak contentement jàkkaarloowaat ak yéen fii si télévision Time for Africa fii ci Grand JT nekk journal boo xamante ne dañ koy jagleel lépp luy xibaar loo xam ne jot na jaar fii ci semaine bi mu soxal wàllum politique éducation ak société waaye tamit lu ñu fàtte reportage yu Ramadan bi nga xamante ne jamono ji foofu la ñu nekk ma ànd ci ak sama naataango sama frère Momat maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aminata Kor di kontaan bu baax a baax ci bokkat ak yow plateau bi nga xamante ni moom lañ jagleel journal de la semaine comme ni nga ko waxee lépp lu fi jot a wadd ci ay bés gi ñu waxtaanee ko fàttali ko waat kat ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu téléspectateurs yi. mu mel ni rek dañ ciy waxtaanee mbaa koor gi méttiwul. koor gi kooru Ndakaaru moom xam nga ne nekk ci clim yi nii wute naa ña nekk sa naaj ba chaque jour di xëy di wàcc di gontu. loolu am na di leen masaw bu baax a baax a baax. xam naa dañuy dem ñëwaat rek ñu tàmbali xibaar yi. Mingo comme niñ ko jinjee woon nag ci li nga xam ne moom la ñuy war a waxtaanee tey jii bokk na ci politique ak benn association bu yees boo xamante ne moom it ñi di waa Yewwi Askan Wi ñi fa bokk ñoom ñoo ko daal di créer mu ñu ngeen ko xam ci RNG lañ koy wax. xaw ma sax réel waaw nee nañ de réel waaw réel mooy lu gën a dëggu. kon nag nañ jàpp réel c'est xam naa ne indi nañ ci ay xibaar ñu déglu la. waaw mu nekk loo xamante ni kon nag nuñ koy waxee mi ngi woon ci nag suufu tànk waaye ñoom nag mujj nañ ko fësal muy nag association bi nga xamante ni dafay ëmb ay maire yi nag ñu si gën a fës muy nag association boo xamante réel la tudd maire yi nag nekk ci wàllum opposition bi ñoomee daal la gën a soxal waaye tamit buñ sukkandikoo si ki nga xamante moom moo biral xibaar bi di Ousmane Sonko moom maire bu Ziguinchor ne daal dàquñu kenn ku nekk mën na cee bokk muy maire bu jógee ci wàllum pouvoir bi ak ñi nga xamante ñoo nekk ci nekk ay maire indépendant ñoom daal mën nañ cee bokk Ousmane Sonko moom la ñuy teewul. léeg-léeg spéculation yi am wala ñu binduloo ay nit naan Yewwi Askan Wi léegi mu tas rivalité diggante Massamba ak Mademba yooyu ay manœuvre politique la waaye ñu dalal xelu sénégalais yi ni kóolute gi ñu am ci Yewwi Askan Wi kóolute googu ñun ñii ñu ngi sàmmanteeg moom moo tax ñu ne dañu taxawal benn kuréel boo xam ne objectif am bu njëkk mooy suñu maire yooyu faluñu leen rek fàtte leen suñu président conseil départemental yi faluñu leen rek fàtte leen suñu 81 élus yi bëgg nañu ñu continuer am benn lien bu étroit ñoom ak conférence des leaders waaye ñoom ak coalition bi leen fal te loolu mi ngi jaar ci ñu am benn plateforme boo xam ne dinañ leen offrir ay formation bii benn rek la woon wala ubbite bi rek la woon mais régulièrement dinañ leen woowaat ci yeneen thèmes yoo xam ne yu ñuy tànn la jël ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñu ñëw former leen ci loolu parce que dañu bëgg suñu maires yi nekk les meilleurs maires du Sénégal. mu nekkoon Ousmane Sonko nekk nag njiitu opposition bi moom nag kon comme ginnaaw bi mu ko fësalee ñu jël nag suñuy micro tàllal ko ki nga xamante ni mooy Mamadou Sy Albert xam-xamam màcc si wàllum politique mu jàngatal ñu kuréel googu nga xamante ni mooy association des élus locaux du Sénégal loolu nag ban jeexantal la mën a indi ci yorenu réew mi donte sax xam nga amoon na fi ab kuréel bu du doon AMES moom nag Ousmane Niakh moo ko taataan ay kaddu. waa Yewwi Askan mën nañu créer seen réseau. loolu warul leen tere dem bokk ci association boobu parce que association bi nga xam ne maire yëpp ñoo ko bokk te association boobu rek moo mën a taxaw liggéeyal ak préfet liggéey ak sous-préfet ak gouverneur ak ministre yi ak gouvernement yi ak président de la république ak suñu partenaire ñu nekk étranger association boobu dañ ko waroon dooleel même bu dee ànduñu ak président bi ànduñu ak Benno Bokk Yaakaar loolu waru leen tere bokk ci association parce que temps Wade bu mu nekkoon fi association boobu PDS moo ko jiite woon Abdoulaye Baldé moo ko jiite woon wala terewul opposition bi nekk ci biir association des maires du Sénégal Aliou Sall aussi bi mu nekkee président association des maires terewul opposition bi bokk donc loolu defe naa waa Yewwi Askan dañu war a moytu indi jigi jaaka ci gestion collectivité territoriale loolu mën na leen gaañ bu ñu moytul suñu bokkul ci association boobu soo moytul gouvernement bi ak préfet autorité yi du ñu nangu liggéey ak ñoom. Ousmane Niakh dañuy desandi ak yow ba tey ndaxte nag ginnaaw ñaari kuréel yooyu muy association des maires du Sénégal ak nag réel mu nekk nag réseau des élus locaux du Sénégal
askan wi nag ñoom li leen gënoon a jaaxal mooy nag ana solo si ñaari kuréel yooyu nga xamante ni dafa ëmb ay maire yu Sénégal maanaam ñi nga xamante ñoom ñooy jiite bokk moomeel yi Ousmane Niang def na ab gëstu ngir nag wax askan wi solo si ñaari association yooyu. association des maires du Sénégal mooy association bi nga xam ne moo dëkkale maire yi nekk ci diwaanu Sénégal yépp boobale association nag ñu ngi ko créé woon ci atum 1958 li ko tax a jóg nag mooy gox yi ak gox-goxaat yi mën di lëkkaloo nekk benn liggéey ngir gën a mucc ayib. AMS association des maires du Sénégal nag ndekam nag moo lëkkale maire yi nga xam ne moo nekk ci diwaanu Sénégal yépp partenariat de développement yi nga xamante ni dañu koy amlante ci seen biir kon tey lan moo waral coalition bi nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi ñoom tamit jóg rek daal di amal beneen nub association dupeeku réseau des élus locaux ndax loolee mënta indi ay jafe-jafe ci seen diggante ñaari association yi ñenn ñi sax dem bay laaj ne bu fekkee ne askan wi dong moo leen ñor waaye tamit suqali gox yi ak gox-goxaat yi lan moo waral ñaari association yi ba tax ne loole sax am na ñoo xam ne ay expert lañ yëkkati nañ ci seen kaddu nga xam ne lii mën na indi ay jafe-jafe mën na indi ay réero ndaxte kenn ku ne da ngay bëgg ci jëmale sa boor bu fekkee ne coalition bi nga xam ne Yewwi Askan Wi ñoom dañoo am seeni maire yi bopp association des maires du Sénégal tamit lëkkale mbooleem association bu nekk ci biir réew mi ñoom tamit am seen association bu fekkee réseau bu bees bi daf ci bëgg génn bëgg aw langu boppam mën na am ay jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci nga xam ni analyste politique la Mamadou Sy Albert moom mu gis ne réseau bii nii bu fekkee ne dafa du mooyu association des maires du Sénégal mën na ko andil ay jafe-jafe ci yenn activités yi nga xam ne da koy amal waaye tamit day am ay jafe-jafe yu bari ngir mën a liggéey ak autorités locales yi ministères yi waaye nag tamit ak gouvernement bi ndaxte boobaa dana am yenn poñ yoo xam ne duñ ci mën a déggoo. jërëjëf Ousmane Niang si gëstu bi mu nekk lu am solo nag askan wi dafay baax ñu xam ci ñi nga xam ne ñoom ñooy politiciens yi naka la ñuy doxee. ba tey dañuy desandi si wàllum yorinu wàllum mairie yi foofee nag ca diwaanu mairie bu Golf Sud ñi nga xamante ñoom ñoo fa doon liggéey ay fukki at a ngi ni ñoom daal nee nañu kii di maire bu bees bi di Khadija Mayakor Diouf bi mu ñëwee daal da leen seppi ci liggéey bi loole nag tax na ba jamono ji daal ñu ngi dund lu métti ñu teewlu ay kàddu si ñoom. avance loolu rek ñu ñor amuñu doole nag amuñu ku ñu jàppale mais dañoo bëgg àddina Sénégal nañ ñu dégg xam ni maire bi nii lañ def toroxal ñu ñun ñëpp ku ñu mën a jàppale na génn jàppale ñu ñun ay maire de famille lañ ñoo yor sunu kër yi boobu ba léegi yalwaan la ñu sant ndax boo dàqee ay nit amuñu lu ñu fayee seen location amuñu lu ñu dundee dañuy dem di yalwaani ji wala ñuy dem di def lu bon te loolu ñun ñoruñu sunu liggéey moo ñu ñor dañoo bëgg a liggéey waaw. avant tout dañoo ñëw pour tey jii wax leen tey jii jafe-jafe yi nga xamante ne tey jii ñi nga xamante ne ñooy agent wu mairie Golf Sud ñoom la ñu dund. dans un premier temps dafa am loo xamante ne moom la maire bi nga xamante ne moom la ñu installé le 23 janvier bii passé fii ci Golf Sud mu toog fi amagu fi sax 3 mois ba mu ñëwee nag scandale bu mag bi nga xamante ne li mu def mooy dàq ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekkoon doon liggéey plus de 10 ans liñ ne nag nit foo liggéey plus de fukki at yaakaar naa ni kër googu sa kër la te it boo leen xoolee ñi nekk suma ginnaaw ce sont des mères de famille ay soutien de famille. dëgg la raison pour laquelle combat bii nii nekkul combat wu politique mais combat citoyen ci loolu nag ñu taxaw pour wax tey jii li nga xamante ne moo am ci Golf Sud bi waa Golf Sud xam ni seen maire bi ñu fi teg dafa ñëw pour pare xettale waa Golf Sud. voilà mu nekkoon ay cadeau si ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon liggéeyee foofee sa commune bu Golf Sud maire ba fut nag la ñu def di sàkku si nguur gi mu fexe nag ba ñu jotaat seen i xëy ami yaakaar naa loolu moo gënoon a fës si wàllum politique fii si ayu bés gi gis nañ nag association bu bees bu juddu réel fekk si association bi nga xamante moo fi nekkoon bu yàgg sax muy association des maires du Sénégal dama xamul nag jamono ji ñoom ñaar naka la ñuy liggéeyee ak su fekkee ne ñoom ñëpp daal dañoo juddu ngir nag xeex ñi nga xam mooy ak yelleefu mairie yi ak mairie naka la ñu mën a demee dama xam ñoom ñaar naka la ñu mën a liggéeyee daal jaaxal na ma.
nekk na mbir boo xamante ne xëy na nit ñi koo ci gis rek dañ naan waa opposition ñoom moom réel boobu noonu ñee AMS mais yaakaar naa ne ñaari couleur yëpp mun nañ liggéey ngir def loo xamante ne dina tax jafe-jafe yi am fii ci Sénégal ci wàllum côté maire yi ñu wàññi ko waaye nag bu fekkee dañ ko nar a féete kenn ku ne fa nga féete ko yaakaar naa du jural askan wi lu am njëriñ ci suñu wàllum démocratie donc dañ war a booloo ñaari couleur yooyu sax ñu namm ko def ko benn kuréel boo xamante ne day saytu liggéey ak lépp li nga xamante ne maire yi la ñuy def fii ci Sénégal yaakaar naa ne buñ ko defee dina gën a indi njeexantal bu am solo ci wàllum démocratie fii ci Sénégal mais nag bu fekkee ne AMS dañoo féete seen côté ñeneen ñi féete fee je pense que kenn ku ne da ngay xëccoo sa boor bëgg a fës wala bëgg a woon ne man maa gën a mën a liggéey te loolee mun na indi ay jafe-jafe je pense que dañ war a booloo rek liggéey benn yoon def ko benn association boo xamante ne day jàppale mairie waaye di saytu liggéey bi nga xamante ne mairie moom la ñuy def ci nguur bi waaw nga foog ne pour ñu doon benn bi nga wax noonu tey ñu doon benn kay mooy ñoom ñëpp demoon ci AMS association des maires du Sénégal mais tey peut-être tamit ñoom ñi nga xamante ne comme ni ko Ousmane Sonko waxee ñoom ñi nekk ci opposition bi maanaam dañ leen di toroxal bu leen toroxalul sax maanaam nga nekk maire opposition li la war ci sa commune nguur gi teg la ay charges yoo xam ne wala du la faale sa budget soo ko defee doo am koppar goo xam ne di nga mën a teral say askan est-ce que du tamit man damaa jàpp ne sax su fekkee ne association maire yi opposition dafa am tey loolu bu amee tey est-ce que du tax ñoom ñu mën a doxal bu baax mais foog mooy ñu mën a doxal bu baax comme ni ko kii waxee Mamadou Sy Albert ndaxte su fekkee ne yow da ngay te décider bi koppar gi jógee pour nga mën a faj ci nguur gi lay jógee yaakaar naa tamit doo mën a comment on le dit doo mën a naaw ak say mbagg say mbagg donc faw nga wéeru si nguur gi nga xamante ni budget bi boo ko voté moom moo la jox koppar gi pour nga mën a dem je pense que tamit c'est un peu contradictoire pour ñoom ñu mën a demal seen bopp loolu sax loolu li nga wax noonu loolu am yaakaar naa bu fekkente ne dañ doon créer xëy na duñ ci seet ay opposition ndax bu fekkee nguur gi moom lépp te moom mooy joxe donc dañ waroon a négocier fexe nu ñu trouver benn terrain d'entente boo xamante ne AMS boobee moo regroupé maire yëpp te yaakaar naa amul opposition amul kii waaye nag xëy na dañoo gisul foofu seeni bopp waaye nag beddi bu ñu def wala daal créer seen bopp loolu mun na leen jural ay jafe-jafe ndaxte buñ soxlaa xaalis wala ñu soxla pour def dara nguur gi la ñuy laaj te yaakaar naa AMS pour nguur gi la ak Sénégal yëpp lañ nekkal donc la ñuy def loo xamante ne vraiment da leen du leen jural ay jafe-jafe fexe ba affaire politique bi jeex ci seen diggante te ñu jublu liggéey ngir Sénégal yaakaar naa loolu moo gën a am solo loolu moom moo gën a am solo waaye tamit Sénégal moom comme que liberté de création liberté d'expression liberté de création des associations yooyu yëpp mu ngi fi donc kenn mënul wax kenn bu fi créer lii parce que gis nañ fi ay association yu bëri yoo xamante ni ay moor nee lañu dañuy juddu tey dee tey parce que du dem nañ fexe rek ba nuñ ko créer nag indi si ay jéego yoo xamante ne xëy na dina tax sa waa AMS daal di bokk ak ñoom ñëpp waaw parce que Ousmane Sonko nee na gars yi bu ngeen soxlaa ku dem ba xam ne AMS jëriñu la dara nga ñëw si ñun su ko defee ñu liggéey ak yow en tout cas mu ngi noonu am na solo amul solo en tout cas c'est ce qui se passe au Sénégal dans le champ politique voilà li nga xam naa dañuy marqué benn pause ñëw nag wax lu jëm ci wàllum li nga xamante ni moo gën a soxla wala moo gën a yëngatu si ay bés gi muy nag film boobu diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye. voilà mbokk yi kon démb xam ngeen ne métti woon na lool comme ni Olof Ndiaye di waxee sagara nga doon xeeñ foofee ca tribunal bu Ndakaaru ca biir ak ca biti ndaxte ca biir Ndeye Khady Ndiaye moo fa nekkoon di jàkkaarloo ak kii di Adji Sarr soxna soosé di tuumaal Ousmane Sonko ak tamit si biti famille Adji Sarr ak ñi nga xamante ñoo ñëwoon jàppale ki nga xamante mooy Ndeye Khady Ndiaye yaakaar naa ne loolu mooy si loolu la ñuy waxtaanee. si loolu la ñuy waxtaanee mu nekkoon nag jàkkaarloo bu métti diggante ki nga xam ne mooy Adji Sarr ak ki nga xam ne rek mooy Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne moom moomoon salon boobee ginnaaw bi ñu jàkkaarloo ak doyen des juges ci ay kàddum sax moom Ndeye Khady Ndiaye mi ngi xam ne ka mu jàkkaarloon keroog du woon Adji Sarr mi nga xam ne vraiment xam na ko ndaxte beneen kanam la Adji Sarr daal fa indi ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne naka daal na firndewaat kàddu yi nga xamante ne moom nga jotoon a wax ngir ay leeral nag ñu ànd ceeg démb nag ca tribunal ba diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye juróon na coow lu bëri face à face boobu ci ñaari jigéen ñooñu nag doon ko amal fële ca bureau doyen des juges ci alxamis bi nekk ci mbirum viol bi nga xamante ne doon ko jiin Ousmane Sonko
Sonko ñu amaloon ko ci alxamis bi mu juróon ay coow lu bëri ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille Adji Sarr ak ñi indi woon kii di Ndeye Khady Ndiaye. Adji Sarr nag ginnaaw bi nga xamante ne joxoon na baaraamutuma viol ak menace de mort kii di Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye nekkoon patron fële ca Sweet Beauty salon bi nga xamante ne foofu la mbir moomu xewee nag la amaloon ab audition démb ci tribunal doyen des juges bu Oumar Maham Diallo ginnaaw bi nga xamante ne nag am nañ confrontation bi ci diggante ñaari jigéen yi magistrat boobu nag indi na Ndeye Khady Ndiaye jëkkëram laaj ko mbir moomu nu mu demee. Adji Sarr nag mi ngi dëggal fi nga xamante ne taxaw na fa di joxañ baaraamu tuuma ki la di Ousmane Sonko waaye nag Ndeye Khady Ndiaye moom dafa ñëw seetal ko wecc ci mbir moomu. Ndeye Khady Ndiaye nag mi ngi ñuy xamal ne weddi na lépp loo xamante ne Adji Sarr teg na ko fa di ñu xamal ne Ousmane Sonko li ko fa indi woon du lenn lu dul faj ginnaaw gi nga xamante ne yoon na ci yëg aw métti. Ndeye Khady Ndiaye sax di ñu xamal ci propos Adji Sarr yooyu mi ngi ñuy xamal ne Ousmane Sonko da doon ñëw rek ci salon boobu ngir li nga xamante ne ay jafe-jafe yum doon am ci ndigi ginnaawam la te tamit mi ngi xamal ne depuis boobu ba léegi amul benn yoon boo xamante ne wax nañ ko fa wàllum viol jëm ci institut boobu nga xamante ne moom moo nekkoon patron bi. jërëjëf Alla Thiam dañuy desandi rek ci wàllum Adji Sarr ak Sonko xam ngeen ne capitaine Touré nag loolee taxoon ñu jëlee ko ca fonction ba mu nekkee woon fële ca gendarmerie ginnaaw ba mu banqué ay loxoom ne du jël dossier boobu loolee nag nekkoon loo xam ne métti woon askan wi ba tax na sax jamono yi ñu ngi ko doon sentu mu daal di amal cours ci benn école bu tudd IAM mu nekk benn école privée waaye loolee tamit mujjut a antu ginnaaw bi nga xamante ne bankaat nañ ay loxoom foofee li ni mel nag nekk loo xamante ne nag métti na torop askan wi tax na sax ñenn yi daal ci yëy yàbbi ñu teewlu reportage Ousmane Niang. capitaine Touré ci fàttali dañu ko rajee woon ci gendarmerie ci jamono dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr gannaaw boole nag mu jël décision boo xam ne dafay continuer carrière am ngir jàngale fële ca IAM waaye loole dañoo wàññ loxoom mënut def lu mu mel am na ay tuuma yu jug nag ne état bi gouvernement bi wala sax ministère de l'éducation no nekk ci gannaaw loolee lu mel nag bu fekkee lu am la citoyen sénégalais bi mi ngi koy ñaawlu ne rafetul benn yoon. xam nga loolu du amul benn preuve boo xam ne ni mën naa si appuyer wu pour loolu mais su fekkee loolu moo am lu ñaaw la parce que Sénégal la il a le droit d'exercer son mais am na droit exercer métier am ak fu mu mënti nekk ak kooku mënti soxla parce que je pense que xam-xamam war na ko mën a jox xale yi nga xam ne ñu ngi si banc yi di jàng loolu moom lu am solo lu su fekkee dañ ko xeex c'est pas normal xeex moom amul kenn kuñ ko war a def si Sénégal parce que dëkku teraanga la dëkku jàmm la dëkku solidarité lañu ak képp ku mu mën a doon ci Sénégal nga nekk opposition wala nga nekk pouvoir état bi daf la war a protéger loolu mooy cëram moytu xajji ak seen lu mel mën na indi ay jafe-jafe surtout ci réew moo xam ne sax dañuy wax démocratie di xeex ku mel ni capitaine Touré nga xam ne li muy dund tey li ko juraloon yépp mooy garder dignitéem ci dossier bile loolu la tax étudiant bi mbir mi ñaawlu na ko ba fu ñaawlu yem moom it. man en personne dam ko ñaawlu trop. Capitaine Touré est un jeune courageux lu mu def durant manifestation Sonko yi cela montrait que lui il peut pas vendre sa dignité l'homme il peut tout vendre ou bien mun na am lépp ci kaw suuf mais sauf la dignité mënu ko jaay donc du coup gars yi luñ ko proposé mu bañ looloo ko indil lii yëpp. ak jafe-jafe yi yëpp nag ak buntu xatal yu bari yi nga xam ne ñenn ci Sénégal yi ni ngi koy dund Abass ne dafa doy moo tax mi ngi alerter état bi ngir ñu def ndànk lu ko may yuuxu mën na jóg fuñ ko foogeewul ta la jeunesse sénégalaise est déterminée dañoo yeewu kenn mënuñu nax dañoo yeewu lu jot a romb démb romb na mais tey ji kenn mënuñu nax te xam naa ne luy ñëw nii mooy gën a garaaw lu jota am le 8 mars ndax ñun on est déterminé à jamais duñu bàyyi ñu jaay kenn doole léegi duñu bàyyi ñu jaay doole les innocents. décision bi ñu jël nag ngir dàq capitaine Touré mujj na ko jural ab bànneex ndaxte ñenn ci sénégalais yépp dañu ko ñaawlo rawatina nag ñi nga xam ne ñooy les patriotes ñoom sax dañoo dajale xaalis bu takkoo takku ay millions ngir jàppale ko waaye tamit profité ci tamit ngir wax ne yoon ak yoonal dafa war a am ci réew mi bàyyi xaj ji ak seen gi. ginnaaw loolee ñu àddu wax ci wàllum certificat de mariage nekk benn papier boo xamante ne rek loolee Sénégal fii ñu bëri ci
ci jigéen ñi seen rawatina ñenn ñi sax xamuñu ko njëriñam tax na nag ñu daal di taataan suñu micro ñenn ci askan wi laaj leen ndax ñoom it gis nañ ci seeni bopp reportage Elisabeth. certificat mariage nag dafa am njëriñ ci àdduna bu ñu nekk nii xam nga ne lépp luy wàllum administratif day laaj ci ay papiers yu bëri mais mun nañ ko bañ a am yàqul dara xalaatu benn Sénégal yi. ci benn côté bi am na njëriñ puisque ñun yàlla dafa def ñun ak occidentaux yi ñu ngi jëflante ci yu bëri léegi ñoom am na kayit yoo xam ne soo ko bëggee am tey dañ lay laaj kayit boobu kon loolu ci domaine boobu ci wàllu boobu am na fa njëriñ waaw waaye nag su fekkee da nga ñëw ci cadre l'islam moom xamul certificat de mariage l'islam xamul certificat de mariage xamul signé benn jabar moom dafa ne kii ko góor kii su la yàlla mayee nga gis ni war nga mën a yor lu ëpp benn soxna ginnaaw bi nga bëgganteeg soxna si ay waajur ñu d'accord pour may la ko foofu amatul beneen kër bu ñu lay laaj. am certificat de mariage nag moo gën a wóor bu ñu fekkee ni dañoo nekk ci sëy loolu mun nañoo jàppale lu bëri ci ay démarches bu ñu nar a def plus tard. système bi ñu dund nii dafa laaj saa yoo mari nga ay papiers yu confirmé ne yow am nga jëkkër wala am nga jabar quoi parce qu'on sait pas plus tard mën nga xëy suba nga soxla ko ñu laaj la ko bon fekk c'est total amuloo ko quoi donc man day des nit quoi en fait. mu wut ko c'est pas une obligation mais nag nit war na mën a wut certificat de mariage luy prouver ne moom am na jëkkër wala am na jabar. boo amul certificat de mariage pour nga def ay démarches pour divorcer daa nekk lu métti looloo tax nag nga am sa biir sëy dafa am solo. les procédures pour le divorce donc ça prend beaucoup de temps ça met beaucoup de temps. li nga xamante ni mooy certificat de mariage ñu bëri duñu koy faral di wut ndaxte dañuy bëgg di am takku jàkke waaye nag yooyu dina jur ay jafe-jafe yu bëri ginnaaw bi nga fekkee ne bëgg nga ay documents yi nga xamante ni jëm na si wàllu administration wala tamit bu fekkee ne bëgg nga tas sa sëy boobu certificat de mariage nekk na fa li nga xamante ni war na fa am njëriñ. quand il s'agit de se divorcer. certificat de mariage dafa nekk loo xamante ne day wane ni sëy am na si diggante ñaari nit ci wàllum loi am ko nag am na solo lool. Elisabeth Tine dañuy àddu rek waxaat ci loolu ba tey jii ànd ceeg ki nga xam ne rek moo Ndeye Coumba Gueye nekk secrétaire exécutif de l'association des juristes Sénégal fii moom nag mi ngi indiwaat ci ay leeral ci li nga xam ne moo soxal wàllum certificat de mariage. ñu wax ni certificat de mariage mooy këyit bi firnde ni ñaar ñi ku góor ak ku jigéen ñi nekk nañ ay way dencante ay yoon nee na la pour nga mën a am say ak say yelleef il faut nga am këyitu mariage bi importance am mooy moo këyitu juddu ñooyam valeur mooy man bu ma ko amee bés bu ma amee doom te sama borom kër new fi dinaa mën a dem déclarer xale bi su ma bëggee génn ci sëy bi dinaa mën a dem ci juge bi mën a génn ci sëy bi bu ma amee borom kër mu war a joxe dépense war a dundal ay doomam mu bañ ko def certificat de mariage bi mooy wane ni maa ngi ci buumu sëy mooy de firnde ni mën naa ko yóbbu pour am pension alimentaire wala pour divorcer wala pour dem déclarer sama doom. 13 avril 1987 si la njiita réew ma woon di Abdou Diouf jëloon dogal daal di dàq lu toll ci 6665 policiers ci fonction publique loolee nag Sénégal yi métti lu woon bu baax a baax ñu seetaan élément bi. fanweeri at ak juróom ginnaaw bi nga xamante ne nag mu tombe fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru avril 1987 nag Sénégal rawatina police nationale daal di dund jafe-jafe yoo xamante ne doyoon na waar ginnaaw bi nga xamante ne nag kii di président ba woon di Abdou Diouf dafa daal di jël dogal daal di radier lu toll ci 6665 agents yoo xamante ne rek ci police bi la ñu bokk ginnaaw li ko waral mooy marche bi nga xamante ne policiers amanoon nañ ko fale ca Dakar Thiès ak Diourbel loole nag moo tax mu daal di ko amal waaye tamit bokk na ci ak benn détenu boo xam ne dafa faati woon foofee ca prison ba naka noonee ci la décision bi daal di wëdd ci 14 ak 13 avril 1987 le 28 avril nag ca 1987 année boobu buñ sukkandikoo ci loi 87 14 bi nga xam ne moo porté li nga xamante ne mooy loi buy wàllum radiation bi moom moo ko daal di jëfal bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy Cheikhna Keita bokkoon ci chef brigadier yi moom moo daal di fàttali li ni mel te jamono joojee nag nee na duñ ko fàtte ki nga xam ne mooy commissaire Cheikh Sadbou Ndiaye moom nag def jéego yu am solo ci mbir mi ba mu amee ndax mësuta d'accord ci ndogal bi nga xamante ne rek président bi kii di Abdou Diouf jëloon na ko loolee nag indi jàppante diggante commissariat police commissariat bu nekk Dakar ak bu nekk Diourbel rawatina bu nekk Thiès waaye tamit jàppante amoon na diggante policiers yi ak gendarmerie ginnaaw bi nga xamante ne policiers yi jëloon nañ dogal rek ngir dem fale ca palais de justice li ko gën a yokk mooy rek dañoo am nit ñoo xamante ne ci biir police bi lañ woon nee na policiers yooyu dañ bëggoon a amal coup d'état loolee nag tax ca atum
1990 ci 13 ak 14 avril kii di président Abdou Diouf jël dogal doodee li ni mel ba mu amee nag ki nga xam ne mooy colonel daal di dox si ay jéego yu am solo président Macky Sall moo ñëw daal di def jéego bu am solo fàttaliwaat mbir mi daal di yëkkati lu mel ni 2 milliards ci suñu koppar jagleel ko policier yooyee. jamono di dox nag ba dara nëbbatul si nit ñi rawatina ba téléphone yi amee ba tey ji ñu bëri ci askan wi nag dañuy daal di wasaare rek li nga xam ne rek mooy seen vie privée tax na ñeen ñi ci askan wi nag jox si seen xalaat ci reportage Elisabeth. jëfandikoo internet léegi nekk na yendu ay nit yu bëri ñu bëri tamit duñu contrôler information yuñ si dugal te day ñu fàtte ne que Afrique tamit am na seeni réalité. célibataire la sax mën nañ ne kii manque d'éducation la et tout mais gën na garawati ci femme mariée nga exposer sa bopp góor bu nekk la gis di am ay imagination loolu yaa ngi mooy loolu mooy yàlla la déjà ñun ay africain lañ quoi dañu war a xam ne ay africain lañ gis nga tubaab bi lu mu sañ ñun loolu waruñ ko roy quoi di ko sax jéem a toppandoo non seulement que yaa ngi mooy yàlla mais c'est dangereux aussi nous sommes en africain exposer sa yaram ku nekk di la tëg bët di ci wax loolu c'est dangereux et c'est à éviter. ñàkk savoir vivre ak ñàkk éducation tax na ay jeunes yu bëri réer ci réseaux sociaux yi di fi publier lu ne. parce que baat nay baax xam nga ay mbir daan am ci kër te waa koñ bi sax duñ ko xam comme ni ko tubaab di waxee rek le linge sale se lave en famille. y a des choses yoo xam te ni n'a pas besoin de dem dans les réseaux sociaux di exposer sa vie privée wala sa vie privée yaay wala sa vie privée papa man kooku ça ne fait que une manque d'éducation une manque de savoir vivre. éducation bu amatul pëccëxoo day am ci penc mi kenn ku nekk lu la neex ngay wax lu la neex ngay def. effectivement loolu dina am conséquence parce que day andi haine. haine lay andi parce que man sama papa soo ko waxee dara wala sama yaay nga wax ko dara ci réseaux sociaux man dama lay bëgg a tontu wala moo tontu lu si tamit boo ëllëgee su ma la gisee sama xel dina nekk ci loolu mën na ju haine mën na ju vraiment ay yoo xamante ni daal kenn xamu ko. publier loo xamante ni baaxul daa mel ni danga fàtte doom yi ngay am ëllëg ndax doom yooyu dinañ fekk ci archive ci internet bi moo tax nag seetluwaat bu baax a baax li ngay publier ci réseaux sociaux yi am na solo. neexul nga jur ay doom ñu dem ba mag ñu naan sa pap moo fi defoon li wala sa yaay moo fi defoon li waaw looloo tax ku nekk dangaa war a moytu looy dugal lu ne mu doon loo xamante ne lu yiw la lu baax la pour ëllëg. jëfandikoo réseaux sociaux yi mën na indi ay risques yu mel ni wane loo xamante ne jaaduwul wala ngay envoyer ay messages yu xamante ne baaxuñu réseaux sociaux yi tamit mën nañ indi ñàkk sa vie privée bu fekkee ni yaa ngi publier loo xamante ne amatoo contrôle bi. Elisabeth ñu koy jaajëfal lim bi ci wàllum payoor fii ci Sénégal nag dafa daal di yokk bu ñu sukkandikoo ci ANSD ñoom nag ñu ko daal di xam ne ci bu ñu amal seeni étude jooje nee na lu ëpp ci 37 milliards suñu koppar moo daal di dolleeku ci ñu ànd ci Ousmane Niane ngir ay leeral. ci diwaanu Sénégal ñi nga xam ne dana yëngatu ci wàllum secteur moderne seen masse salariale ci at mi dafa yokk ñu mën ko xayma ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar yokkute bi nag mi ngi toll ci téeméer boo jël fukk ak benn poñ % ci benn at enquête boobu nag ki ko xamle mooy ANSD wax na tamit ci rémunération ak heure travail yi nga xamante ni salarié yi dañ koy liggéey ci rapport enquête bi nga xamante ni sax def nañ ko ci rémunération bi ci heure yi nga xamante ni ñiy liggéey dañu koy liggéey ANSD gis ne salarié yi nga xam ne dañuy liggéey ci secteur moderne seen wàllum payoor mën nañ ko xayma évaluer ko ci 337 539 mu yokk ba 308 586 ci atum lëmb loolu nag buñ ko xayma ci ay pourcentage yokkute ki mi ngi toll ci téeméer boo jël juróom-ñeenti poñ bu toftal ñeenti %. ba tey it salarié yi nga xam ne dañuy liggéey am nañ augmentation ci seen wàllum dañuy liggéeyee étude bi nga xam ne dañu ko def ci 4e trimestre 2021 li mu wane mooy masse salariale bi nekk ci secteur moderne bi mën nañ ko xayma ci
366,4 milliards de francs CFA contre 329,8 milliards de francs CFA ci at loolu nag bu ñu ko xaymaa yokkate mi ngi toll ci téeméer boo jël fukk ak benn bu toftal benn poñ ci ay pourcentage bu dee nag dafa jëm ci salarié ñi nga xam ne dina yëngatu ci wàllum secteur construction mën nañ ko xayma ci 38,3% ci services yi 18,8%, industrie 1,8%. loolu yëpp nag bu nu ko tënkee ñuy xamle ne ci quatrième trimestre bi ñi nga xam ne versé nañ leen seen salaire mën nañ ko xayma ci 91,7 millions de francs CFA en moderne bi de manière permanente. mi ngoogu Ousmane ñaa ñu koy jaajëfal moomat mu mel ni am na lu ñu war a wax ci ñi nga xam ne nag seen xel dafa daal di desandi te ñu ñuy taxawal ci mbedd Ndakaaru bi. waaw mu nekk loo xamante ni xibaar la woon tamit ci ayu bés gi ñu ne nag fii ci Sénégal daal wala sax boo xoolee ci capital bu Ndakaaru lu ëpp 4 doomu aadama nag ñu ngi wëraalu ci mbedd mi te ñooñu nag dañoo àndut ak seen xel maanaam ay dof lañu bu ñu sukkandikoo nag ci association sénégalaise pour le suivi et assistance aux malades mentaux di ASAM ñoom ñi nga xamante dañ doon amal ab ndaje nag ci ay bés gi ñoom daal li ñu xam ne daal nee nañ daal loolu dafa war a jóg jamono ji wala sax ñi nga xamante dañoo tàggoo ak seen xel ñu faj leen ni mu gën a gaawee loole nag moom la Adama Faye sunu naataango indi ci ay leeral. ci fukkeelu fan muy édition des journées francophones de la schizophrénie association sénégalaise bu yor wàllu taxawu ñi am feebaru xel jàkkaarloo ak waa taskatu xibaar yi démb ci daje boobu nag la jëwriñ ji jiite association boobu di Ansoumana Dione di xamle ni lu toll ci 4 junni ci ay nit yu am feebaru xel ñoo ngi taxawaalu ci mbedd yi bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil nag Sénégal bariwul ñu saytu feebaru xel ci loolu sax lañu artu ministre bu yor wàllu wér-gi-yaram ngir mu ànd ci ay safara ci atum 2020 nag xayma nañ ci hôpital yu toll ci juróom-ñetti fukki junni ak juróom benn ci psychiatrie yi docteur Babacar Gueye moo ngi xamle ni xayma yi ab jàngat bu ñu def ci hôpital yi rekk la waaye am na beneen jàngat bu gën a xóot ngir saytu wàllu wér-gu-yaram jafe-jafe wér-gu-yaram xel bi fépp la waral nekk ci école ba ci bërëbu liggéeyukaay yi ak ci famille yi. Adama jërëjëf dañuy desandi ba tey ci wàllum société ak wax nag li nga xamante daanaka mooy li bees jamono ji ci réseaux sociaux yi muy xarale yu yees yi ndaxte nag am na ñu bëri daal rawatina ay célébrité ñuy siiw ñi daal suñu ëmbee daal dañuy jël seeni photo di ko wasaare ci internet bi ak lu nu mel loolu nag nekk na loo xamante ni daal suñuy maam yi xamuñu ko woon li ko waraloon tamit dañ ci doon am lu bëri li ñuy bañ ne daal biir daal dañu ko war a nëbbu loolu nag mooy reportage bi nga xamante ni Barthélémy Coly ak El Hadji Mané ñoom ñoo ko def. ci suñu jamono photo shooting ëmb dafa gën a jéggi dayoo ci suñu bët lu nekkoon tabu ci ëmb dañ ko dindi comportement bu mère bi di déplorer. loolu moom rafetul loolu moom xale yi léegi nii ñoom ñoo koy def mais loo siy gis doo si gis lu baax ba pare bu xale bi demee ba juddu. xale bi léeg-léeg da ngay gis xale boo xamante ne du baax ndax wane bi nga koy wane léeg-léeg sax ay rab ñoo lay dugg bu boobaa nga ne ay nit moo ma liggéey te fekk kenn liggéeyu la te fekk yow yaa weer sa bopp ëmb kenn du ko weer ëmb da ngay suturaal sa bopp am na ñenn ñoo xam ne bu ñu ëmbee doo xam ne sa ëmb na sax da ngay dégg diw am na doom doo ko xam da nga koy suturaal ëmb da nga koy suturaal. jigéen bu ëmb jigéen bu normal la waaye dem ba di jël ay photo di wone biiram loolu bokkul ak suñu aada. méngool ak suñu valeur quoi xamuñu loolu parce que jamono lépp suturalu quoi yar teggin rek loolu la parce que jigéen boo demee ba wana lor tollu diggante rek sa tànk war na gàtt parce que doomu aadama dafay nekk loo xam ne suñu borom mooy li mu gën a fonk bon tollu diggante jigéen ëmb nekk na lu doy waar lu mat jàngat quoi ci suñu borom ak ay kéemtaanam ba tax na bu la ko yàlla séddee rek baaxee la ko rek war nga xam yow yaay kan war nga xam li nga am mooy lan. ngir protéger wu ak mauvais esprit yi jigéen bu ëmb ñu ngi koy invité muy musóor waaye mu am tànk yi gàtt. te koo si waxal nag mu yaakaar ne yow da nga koo soxoree da nga koo iñaane te fekk du loolu yow da nga ko koy waxal pour ëllëgam suba pour bu ju amee doom mu nekk xale bu baax mais xale yi léegi moom kenn mënu leen a wax loo xamante ne
lu ñu nangoo dégg. ku si ëmb daa na nga suturaal sa bopp nga toog sa kër timis bu jotee nga toog waaw bul jénn bu timis jotee nga toog bul jénn nga muur sa bopp takk musóoru waaw musóoru parce que yooyu yëpp rab yi dañuy dugg sa même jigéen du bàyyi bopp neen jigéen bu surtout nag boo ëmbee bul bàyyi sa bopp neen da nga koy musóoru. ci suñu société boo xamee dañoo am éducation ak aada protection xale dafay door ci jigéen ak qualité am wonewu ak biir ci askan yi loolu bañ a respecté lu ñu yàlla jox nekk jigéen bu ëmb du victoire bu ñu war a wonewu loolu manque prudence la. baxtali bi jërëjëf dañuy jógee Ndakaaru dem fa nga xamante mooy région bu Fatick rawatina département bu Foundiougne fële ci diwaanu Toubacouta am na nag ab dëkk bu ñu fay wax naan Sipo foofee nag ki nga xamante moo fa nekkoon buur di Fatou Mané moom nag génn na àdduna ginnaaw bi mu amee nag téeméeri at ak juróom-ñaar mu nekk loo xamante ni nag yëngal na bu baax a baax Sénégal ndaxte nag rawatina foofee ci diwaanu Saloum jafe woon na lool soxna su nekk buur foofee. moom milee bu ñu xoolee sax li nga xamante moom mooy ci xibaar mu ngi jëlee nag xalaafa ga ci ki nga xamante ni moom mooy way juróom bu tuddoon Almami Mané foofee nag sa diwaanu Sipo ginnaaw Sipo foofee sa Sine Saloum dañuy jógee Sénégal nag dem fa nga xamante moo di Italie foofee xam ngeen am na ab vidéo boo xamante ni métti na lool doomu sénégalais yi ab commerçant boo xamante ni daal policiers yi ñoom ñoo ko xoj daaneel ko si suuf nag muy yuuxu di ñaan wàllu mu nekk loo xamante métti na lool ci doomu sénégalais boobee ba tax nag sénégalais yëkkati seen i kaddu di ñaan nag nguur gi mu fexe nag ba yi nu mel di bañ a am ca diwaanu bitim réew ñu te seetaan nag kaddu yi nga xamante ni ay sénégalais dénk nañu ko surtout naataango Elisabeth Tine. am na ñoo xam dañu war a mbir waaw ndaxte ñun ñëpp benn la ñu nekk der bu weex ak der bu ñuul ñëpp benn la ndaxte ñun ñëpp yàlla moo ñu sàkk daal ñoo bokk descendant. Ah, on est des frères, tous des frères dans l'humanité. Nous sommes vient d'Adama et Awa. Tout dëgg. Donc, ñoom suñu demee bay toroxal terre bi ñun dañoo xamul ñun ñëpp benn la te gis nañu ñoom suñu ñëwee fii privilège yëpp dañ koy am waaw suñu bëggee implanter seen société day yomb si ñoom trop suñu fi bëggee ñëw épanouir day yomb si ñoom trop loisir lépp day yomb même ba ci côté sport bi day yomb ci ñoom. Mais nous, c'est tout à fait le contraire. Tu vois, rares personnes qui sont en Europe, ou qui sont en implanter société civile, ay benn ñaar ngay dégg te fii lépp lu tourné rek tubaab yaa ko moom. tant que gouvernement bi jógul ci problème ah gars yi duñu mën a kii parce que dañ leen di wax lu leen neex ba pare bu ñu ñëwee ñu ne dinañ régler problème bi ba pare régler problème mooy problème dañuy noppi nag jàpp seen jàmbur ah ñoom ñoo war a jóg nag. jàppale xale yi. soo ñëwee fii ci foot centre de formation ñun ñëpp ñoo ko moom leneen ak leneen donc fii seen dëkk la dañ leen jàppee comme ñun ni ñu jàppee suñu bopp mais c'est tout à fait le contraire ñoom jàppee ñu dara dañ di jàppee ay mbalit waaw barki démb rek ci ñoom sénégalais bi nekk Italie ñu dóor ko muy yuuxu wu yaayoo muy sama ndey loolu ku ko mënti gis rek sa xol day fees donc c'est vilain dafa ñaaw donc lii autorités yi war nañ ci ko suñ si jugul nag dinañ ci gis révolte populaire boo xam ne ça va les retombées vont tomber sur eux donc loolu il faut ñoom ñu jug ci parce que lii da nga koy xool sa xol day tàng jël ba ci côté sport bi sax da ngay nekk nit ku ñu nekk di jëmale ñoom seen dëkk seen kanam ñoom seen dëkk ngay jëmale seen kanam yow ñoo xam ne ñoo farak yow soo defee erreur sax ñu yuuxu la nee la golo bi donc il faut que ça cesse quoi il faut que ça cesse voilà il faut que ça cesse autorités yi jël si ay mesures waaw il faut frapper fort c'est comment donc ñoom mën nañu gis ñoom ñu toroxoon ñu foofu ñu jël fii ñoo xam ne ñoom tey nii seen société ñoom ñu teg leen ay sanctions suñu leen tegee sanctions ñoom dañ tax ëllëg balaa ñuy def dara nañ xam ne fii ñoom fi am nañ fi dara nañ leen fi ay sanctions donc autorités yi ñoo ci war a jóg autorités yi nañ ci jug balaa muy dégénérer. voilà donc gis ngeen ko mu nekk boo diggante xeet wala sax loo xamante ni yaakaar naa ne war na mën a ñàkk. waaye nag moom ki nga xamante ni moom mooy xale bu góor bi suñuy naataango yi Sénégal fii mujj nañ jokkoo ak moom nag li muy xamle ami nee na dafa ñàkkoon li nga xamante ni moom mooy papier am ñoom ñoo périmé woon jeex donc moo tax nag mu doon daw policiers yi ba policiers yi jàpp ko donc moom loolee la xamle waaw donc pour dire que daal yenn saa yi tamit dañuy gis seen yoo xamante ni foofu ñu xool cause bi parce que su fekkee ne ay loi moo nekk ca bitim réew loi boo xam ne képp ko fa dëkk lii nga war a def kon policier man tamit yaa jàpp naa ne am na droit jàpp koo xamante ni amul papier
waaye tamit dafay métti si jàppin bi. day métti ak ni ñu ko xoojee noonu. muy yuuxu. yaakaar naa ne tamit xanaa policier du jàppee noonu boo may sax boo jàppee sa ki ngay topp nga jàpp ko kay ami. boo ko jàppee tamit nga jàpp ko si anam bu normal séenage ko xam nga ñu ko gars yi waxee. ñoom toujours policiers yi surtout Amérique latine dañ xam ne xaw ma ndax daal nit ñi ñu ngi def constat bi dañ xam ne nit ku ñuul nekkul nit koo xamante ne yomb naa jàpp. xam naa moo tax ak seen i doole moo tax saa ñu jàppee nit ku ñuul boo seetloo vidéo ñu wane yëpp noonu lañ leen de dañ lay téye parce que xam nañ ne. tànk yow yaa leen ëpp doole te xam nañ ne stratégiquement foo xamante donc il faut ñu def la loo xamante ne tey jii dañ lay déstabiliser ba dootoo mën a ci dara donc mu nekk seen yoo xam ne saa yu amee rek nit ñi dañ ciy gis suñu bopp ñu ñi nga xam ne der bu ñuul lañ ndax du benn yoon lañ koy gis na le cas de George Floyd boobu moo gën a méttile parce que kooku nuñ ko def ak taxawaayam nu mu toll xamoon nañ ne noonu rek lañ ko mën a def pour mun ko kii daal di affaiblir donc mu nekk loo xamante ne vraiment dëgg la foo nekk war nga respecter loi ba fa nekk waaye tamit lu mu doon daw moom moo ko xam xëy na nag loolu la yàlla dogaloon mais nag nañu góorgóorlu rek di xam ne yàlla dafa boole xeet yi moom ak te nit ku ñuul ñun yàlla daf ñoo teg nattu laa mën a wax ndax fu ñu dem rek dañuy am ay yenn discrimination te loolu war na jeex ndax ñoom buñ fi ñëwee dañ leen di toppatoo def leen comme ay buur toppatoo leen dugal leen dans de bonnes conditions donc loolu war na jeex metti na nag te sénégalais dañoo sot moo tax ñuy ñëpp bañ ko gisee suñu xol dafa metti mais alhamdulilah comme moom joxe na version des faits. waaw jërëjëf ami ba tey tamit si lu ñu war a waxtaanee xam nga ne xamoon na fi lool mbirum Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye mu nekk ñaari soxna yoo xamante ni seen jàkkaarloo mi yàggoon na lool métti lool foofee sa tribunal bu Ndakaaru diggante 11h ba 1h du matin 12h de temps métti woon na lool mais tamit kaddu yi ci jot a for ñun journalistes yi ñu wax rek luñ liir. lu ñu am waaw mooy daal seen jàkkaarloo bi ku nekk fa mu tiyoon fa la téye Adji Sarr jàpp ne Ousmane Sonko moo ko doon violé lu bëree bëri ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Khady Ndiaye weddi li nu mel nee na li nu mel amul benn yoon ci salon boobee mosul fay dégg affaire de viol ñun loolu lañ jot Adji Sarr na dem na di creuser ba tuddaat sax leneen loo xamante ni dafa accusé ki nga xamante moom mooy soxna kii di Ndeye Khady Ndiaye adultère maanaam moom it da doon séq ak Ousmane Sonko loolu tamit liir nañ ko si xibaar yi waaye Ndeye Khady Ndiaye li mu wax daal ba tey nee na Adji Sarr dafay sos li mu wax amul waaye tamit ka mu jàkkaarloo woon du Adji Sarr maanaam nee na ay Abidjan waa Abidjan la tasee doon keroog. Samba Abidjan waaw ay Abidjan doomu Abidjan noonu la ko waxee donc je pense que ni kon loolu moom lañ jotoon am ci mbir mi su fekkee am nga loo ci wax. dama ne mbir mi dafa war a mën a jeex rek ndax ñoom ñaar xëy na am na nu mu doon taxawoo mbir mi parce que ñoom ñaar ñoo fa nekkoon di liggéey am na nu ñu doon def rek mbir mi dina jeex donc comme ni mu ko waxee xëy na Adji Sarr ki ko gisoon keroog na mu duggee ak na mu taxawee ñu xam ne kii engagé na am leneen lu mu war a wax donc ñoom ñaar nag il est temps ñu conclure débat bi ñu fexe ba jeexal mbir mi ndax vraiment nit ñi dañ cee sonn di ci déglu ak ay wax ndax nekkul loo xamante ne lu neexal dindi la lu neexal jëlee lu fi la waaye nag dëgg bi nañ ko fexe wax waaye chaque jour bu ñuy indiwaat yeneen xibaar yu bees rek day gën a yokk dossier bi mu gën a gudd donc nañ fexe indi dëgg fi mbir mi jeex ñëpp nekk ci jàmm yaakaar naa ne loolu moo gën ndax moom dafa am doom ndax ku toog 12 heures de temps ci tribunal loolu tamit metti na ak ñeneen ñi fa nekkoon donc loolu tamit gis nañ ko Momat mu nekk dossier boo xamante ne vraiment nit ñi bëgg nañ mu jeex benn yoon ndax jàmm dellu si waat fii ci Sénégal jàmm nag ngir mu dellu si kon foofu ñu def li Alioune Tine wax nee na sénégalais yi mbir mi fu ñuy bëgg a yóbbu nañ ko bañ parce que commentaires yi dem ba ci boo di maanaam di tudd xeetu jàmbur baaxul wala di saaga wala di génne loo xamante tey bu ñu demee ba loolu yegg ci rek yàlla na ma yàlla jégal mais guerre civile mun na fi am parce que tey bu ñu demee ba affaire de xeet du ci bokk rek je pense que ni comme lu benn waay wax ci tribunal ba nee na li mbir mi dañu ko war a gas suul yàlla àtte moo gën Sénégal tàkk waaw ndaxte ëpp nañu loxo fu ñu toll nii parce que procès bi nga xamante mooy ñaari xale jigéen ñi rek nu mu demee nii tey imaginer ñu ne Sonko war a tase ak xale bu jigéen bi loolu beneen mbir lay doon nañ ci ñaan jàmm rek te ñu bañ ci dugal ci wàllum affaire ethnique parce que ethnique yooyu ñuy tudd dafa mel ni loolu moo tax jàmm am Sénégal képp xam nañ ne buy séeréer baag muy joolaa baag pël ba bu amee rek kenn ku ne dañuy seet kal yi buñ ko féetalee ci ethnique parce que nit bon na tey xëy na bon ba dëkkewul ci famem sax waaye nag yàlla mooy dogal lu ne bu dara amee rek nañ ci ànd suñu xel bañ ci ànd ak suñu xol bëgg am na fu ne waaye nag lii nag na kenn ku ne demee ci xelam te bañ ci demee ci xolam ndax buñ ko deful nu ñu waxee woon ne li fi amoon leneen moo ci gën a pire loolu ñaanuñ ko yàlla donc nañ ñaan yàlla suñu borom mu def fi jàmm vraiment ñu jóge ci dossier bi seet jàmm ñu ñëpp kenn ku ne demal sa
bopp jàmm dellusiwaat Sénégal loolu rek a jërëjëf jàmm dellusiwaat waaye du yomb ndaxte capitaine Touré xam nga ne tamit moom moo nekk gendarme bi nga xamante moom la ñu yónni woon mu def enquête bi ginnaaw bi mu rocce ko ci fonction publique bi wala bu ñu ko si jëlee moom mi lay dafa amoon école bu mu demoon comme ni nga ko waxee sànq ci suñuy xibaar nag nee nañu nguur gee teg pression ba moom mu jógee fa ay kàddum léegi nag démb gendarmerie génne na ab communiqué di leeral si seen côté nee nañ daal ñoom mbir yi nu mel seen loxo laalewu si taxewu si yónniwuñ kenn te fii Sénégal droit demeewul noonu droit waxul ne maanaam soo nekkee gendarme buñ la rajee boo demee si beneen poste di fa liggéey dañ la fa war a jëlewaat nee na droit waxu ko Sénégal donc nag man damaa xamul nag nu mu dem ba kooku jógee foofu peut-être comme ni ko journaliste yi waxee ne nguur gi moo def pression wax école boobu ne da ngeen war a fay nangam su ngeen ko mënul soit kii jógee fa capitaine jóge fa noonu la xibaar bi waddee donc kon il était préférable ñun ñu waxee ko lu ñu jot ñun journaliste di xaar tamit version école ba parce que ba tey école bi tamit su génnee wax ne lu journaliste yëpp wax dëgg la nguur gi moo ñu wax lii nguur gi moo ñu wax lii ñu xam ne kon capitaine lu mu génn wax dëgg la parce que tamit nit ku nekk rek li ngay wax da nga koy teg ak li nga xamante ni moom mooy sa bàmmeel donc mu nekk kon loo xamante ni yaakaar naa moom lañ jotoon na am ci wàllu woowu waaye tamit ci wàllum société ba tey ami gis nañu ni lu tolloog li nga xamante mooy lu yees li mooy shooting maanaam nga ëmb di photo di ko waneew comme ni ko tubaab yi defee yaakaar naa loolee du suñu jikko suñu maam yi yaakaar naa bi ñuy war naan lor dañuy laxatu muuru laxatu kenn du xam ne sa ëmb nga su ko defee timis sax doo génn loolu de la ñu gis jamono ji ñun africain laa mën a wax ñun toujours dañuy copier loo xamante ne nekkul suñu réalité ndaxte gis nañ ko ci réseaux sociaux yi moom dara nëbbatul fii loo xëy bay def ngoon bu yóbboo nga téye ko sa téléphone waaye boo xasee ba dugg ci net bi ñëpp a koy gis donc ëmb mag yi dañ ko daan wax comme ni nga waxee képp koo xam ne da nga won lool da nga war a nekk nit koo xamante ne say dox yu bëri da ngay sol lu yiw ba yàlla muccal la ndaxte ëmb dafa bari lu mu àndal donc tubaab nag ñoom xamuñu yenn réalité te ñun Afrique dañ am nos propre réalité donc buñ demee ba léegi nag ku ëmb da ngay def say photo dugal loolu nag mi ngi bëgg a jéggi nag segem yeneen bana buñ fi jógee xam naa beneen moo ñëwaat ndax li fi nekk Afrique mënuñu ko wax vraiment at bu jot wala weer bu jot ñu gis ñu génn benn système boo xamante ne loolu sax dafa contre ak suñu aada ak cosaan waaye nag ñëpp yëmuñu ñi koy def nag boo seetloo ñooy star yi ñi nga xam ne dañoo siiw soit ay woykat wala nekk ay célébrité ñoom ñoo koy def te buñ koy def nag xëy na ñi ma gis dañ koy bàyyi ba am doom ba pare doog a dugal photo yi donc loolee ñu ngi koy def waaye nag dafa dëppoo suñu aada ak cosaan yaakaar naa ne ñëpp daal di nëbbatu nekkul loo xamante ne si ñun la wute nag Rihanna mi nga xamante ne dafa jël biiram boo xamante ne tegu ci sa yére di dox ak moom kooku du ci am benn jafe-jafe parce que loolu lañ xam mais ñun fii Afrique dafa am loo xamante ne suñu maam yi ak suñu diine daf ñu koy tere ak suñu aada donc mu nekk loo xamante ne nañ koy moytu di def ci lu ñuy def rek na nekk loo xamante ne dafa ànd ak ñun te duñu jural ay jafe-jafe duñu jural ay jafe-jafe yi mooy conséquences yi rek parce que tey comme ni ko soxna si waxee si reportage bi mu ne loolu moo waral tey ñu bëri bu ñuy amee doom da ngay gis doom bi du mat wala mu nekk koo xam ne bu ñëwee xel mi du fi nekk mu yore rab xam nga muy doon loo xamante ni nit ñi duñuy jéem a xalaat mais le plus souvent loolu moo koy def parce que ñun doomu aadama dañuy dund ak ay rab tey fi fu ñu nekk nii sax foo mënta nekk rab yaa ngi fa moo tax da nga am war a am comportement boo xam ne da nga ko war a am par rapport nga sóoraale rab yi nga xamante ñoo dañoo ànd ak yow wala jinne comprendre nga donc nag le plus souvent jigéen bu ëmbee day am fragilité boo xamante ni rab mën na ko dugg moo tax sax jigéen ñi ne ko muy muuru léppam imaam dem mu ngi koy wax da ngay muuru ba mu des sa xarxanam bi wala sa cat loxo yi ak sa cat tànk parce que léppam jigéen awra la te jigéen am nu muy def rab tamit day bëgg nit nu rab di bëggee rab noonu la rab di bëggee nit nit rab mooy gis nit bëgg ko topp ko te lépp lu mu gis yow su ko bëggee day ñëw moo tax le plus souvent ñi di ay faru rab ak ay diw ëmb na ba fii ëmb ba yàqook yooyu yëpp day fekk ne loolu moom moo koy waral donc kon mu nekkoon reportage am solo vraiment di si jaajëfal rédaction bi parce que xel yi gune yi dañuy xalaat bu baax a baax macha allah je pense que ni kon dañuy marqué benn pause ñëw jubluwaat ci leneen. jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu ngi ci le journal de la semaine di leen jaajëfal bu baax a baax encore je pense que ni dañuy àddu jëmale ci leneen loo xamante actualité woon muy faatu ko Astou Sokhna foofu si diwaanu Louga mu nekk loo xamante ni ami yëngaloon na nag Sénégal.
lu mag lu yëngal Sénégal ba yëngal international ndaxte xibaar yemul Sénégal kese dem na ba RFI France 24 di ci wax donc ba mbir mi amee nag jëwriñ bu ñu dénk wàllu mbir bu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr daan na amal ab ndaje moom ak taskatu xabaar yi ngir wax ci wàllu woowu waaye tamit nag moom Abdoulaye Sarr mu ngi xamle ne jafe-jafe yi nga xamante ne moo am ca hôpitalu Louga bul nit ñi foog ne loole moo am ci hôpitaux yi yëpp nekk fii ci Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewlu ay kàddoom. beneen élément bi am solo. te ma bëgg ko noter mooy que ne li xew ci wàllu Astou Sokhna nekk na lu Sénégal lépp ñaaw nekk na lu ñu regretté ñun ñëpp nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla donc du luy taaral suñu système waane ndëkk ñu noter ne système de santé bi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ñu ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la surtout ci temps yi passé renforcer nañ ko considérablement mais ay jigéen ak ay góor ñoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk ay agent de santé di liggéey boo xamante ne liggéey bu Sénégal yépp rafetlu daa mbir mi metti na mais occasion la pour man tam pour que ma ñaax leen ñu gën a jàpp seen liggéey parce que seen taxawaay Sénégal yàgg na ko rafetlu. ginnaaw kàddu yu duppee ci jëwriñ bi ñu denk wàllu wér-gu-yaram askan wi tamit yéey nañ ci yàbbi ci wàllu woowee la ñu gis rek ñaawlu nañ bu baax a baax nag maanaam accueil bu bon bi nga xamante ne moom la ñu nemm ko ci hôpitaux yi waaye tamit jëfin ji nga xamante ne rek moom la sage-femme yi nekkee bokk nañ ci nee na ñu fexe rek ba yoon def liggéeyam ci mbiru Astou Sokhna reportage Barthélémy Coly. ñàkk respect askan yi nekk na ay problème ci hôpitaux yi fii ci Sénégal jamono ji am na ay décès yoo xam ne am na ginnaaw négligence médicale waaye ay question politique ak manque sage-femme yi ñoo xam ne dañoo qualifié loolu moo waral loolu. lii du bu njëkk fii lii cosaan la fii c'est dégâts pareils la cosaan la lii moo xew rek mais lii yàgg na fi am dama ne lépp luy du politique moo yàq suñu société ñun sénégalais lépp politique la du santé du éducation du agriculture lépp politique la lépp tout est politique. lii day gën a dépassé parce que askan Sénégal du ñu fippu. jamono ji gis jigéen mu gaañu te mu accouché loolu dañ ko war a weesu bu ñu sukkandikoo ci askan bi. C'est très dommage d'apprendre ce que je suis en train d'entendre. wax dëgg yàlla nag li nu mel métti na lool rawatina soxna soo xamante ni dafa demoon bay waaj a mucc li nu mel dal ko mu ñàkk ba kanam métti na lool métti na ci moom waaye tamit métti na ci famille bi nga xamante ni fa la jógee man mii wax ak yow sax wax dëgg yàlla ci wàllum wér-gi-yaram si laay yëngatu moo tax nag lii doy nañu daal doy nañu leçon ñu jëm a xam bu baax baax anam yi nga xamante ni daal si la ñuy liggéey ngir nag li nu mel bu dootu fi amati waaye nag lu ñuy war a wax daal mooy ñi nga xamante ñoom ñoo def mbir mi def liggéeyam ba ñu xam fu dëgg féete. développement. askan yi nag ñu ngi laajte ñuy ubbi enquête pour ñu sanctionner responsable yooyu. ici en Afrique. waaw fii ci Afrique moom li ñu fi war a wax dafa bëri ay laisser-aller trop waaw moo tax nag dëgg yàlla ñu war a bàyyi baat bi ñu naan garaawul ba rey doomu jàmbur su ko defee nga dund sa dund wax dëgg yàlla loolu dafa war a jeex moo tax daal métti na lool wax dëgg yàlla man mii di wax ak yow métti na ma lool te li ñu mel daal wax dëgg yàlla war na fi mën a jeex ñu jéem a xoolaat bu baax anam yi nga xamante ni moom la docteur yi di liggéey ak anam yi nga xamante ni daal moom la ñuy tàccoo ñi nga xamante ñoom ñoo ñëw ci bërëb yu fajukaay. laisser aussi derrière elle. jigéen yàgg na di gaañu ci accouchement moo waral ñuy laajte question ci wàllu accueil ci hôpitaux yi ak prise en charge yi fii ci hôpitaux yi loolu nag askan yi ñu ngi naan dafa war a deñ moo waral ñu ngi ñaan état bi mu jël ay mesures am ngir mën a sanctionner responsable yooyu. ginnaaw nag bu ñu laajee askan wi ak ki nga xam ne rek mooy jëwriñ bu ñu denk wàll wi baax na lool ñu laaj nag ñi nga xam ne ñooy médecins yi nga xamante ne ñoom it dañuy déplacé wu di dem ci yenn régions yi ginnaaw bi nga xamante ne nit ñi nag bu méttit amee dañuy jàpp rek emporté wu par la tristesse maanaam méttit bi waaye duñu xalaat la ginnaaw lañ nekk ci ginnaaw hôpitaux yi maanaam jafe-jafe personnel ñi nga xamante ne ñooy faj nit ñi soxal na wàllum gynécologie neurologie te boo seetloo hôpital yu bari fii ci Sénégal dañoo ñàkk loole bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu dubbee ci docteur Cheikh Tidiane Boussami ñu teewlu ay kàddu.
Il n'y a aucun gynécologue ou de centre de pédiatrie dans la région de Louga. Selon le rapport, le décès de la dame Astou est dû à un manque de diagnostic, le problème de prise en charge et la mauvaise surveillance des personnels. Il faut aussi une bonne communication sur cette affaire. Les gens ne doivent pas laisser aller sur le discrédit des agents de santé. Pour moi, il n'y a aucun problème de négligence. Mais le problème qu'il faut noter, c'est le manque d'accompagnant de matériel dans les blocs opératoires. Et aussi, il faut noter le manque de recrutement du personnel qu'il faut. Aussi, il y a un autre problème, c'est le problème de recrutement. docteur ñu koy jaajëfal bu baax a baax dañuy dem Casamance mu mel ni jàmm mi ngi fay xeeñ nag askan ñi nga xamante ni ñoo dawoon làqu ji foofee ca Gambie nag ca dikkee ca goxu Ulampang ak Sindian ñoom nag tàmbaliwaat na di dellu si seen gox yooyu bu ñu sukkandikoo ci agence nationale bi yor wàllum activité socio-économique ak ñiy jàppale way daw làqu yi foofee ca Casamance ñoom nag ñoo ko daal di xamle ñoom association boobee sax ñi ngi jàppale askan woowee ci wàllum dund bokk na ci dëwlin ceeb suukar ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi ci weeru koor waaye yëkkati ndampaay bu toll si 6 millions suñu koppar jagleel ko askan yooyee ñu ngi xam ne nag bu baax a baax nee na l'école yi sax jamono ji dinañ ko ubbiwaat ngir ndongo yi ak jàngalekat yi daal fa dellu. Casamance boobee la ñuy desandi ba tey ji xam ngeen armée bu Sénégal ñi ngi wéy rek di amal seeni liggéey foofee daal nañ tegaat ñaari base yoo xamante ne foofee ca Casamance bokk na ci gox gu tudd Djibidione ak Ndiomalang foofee nag dañ fa daan béy rek li nga xamante ne rek mooy yamba ak li nga xam ne mooy chanvre indien rawatina trafic yu bëri yu ñuy amal ci frontières yi foofu lañ ko den amal. mi ngoog moomat xam ngeen ne nag ci ay bés bi nag mbiru kii di Astou Sokhna lëmbe na réew mi xibaar yi sax yemul fii dem na ba bitim réew mu nekk loo xamante ne nag askan wi ak jëwriñ bu ñu denk wàllum wér-gu-yaram ñoom ñëpp kenn ku ne joxe na si xalaat rawatina médecin yi nga xamante ñoom tamit dañuy déplacé wu di dem ci yenn région yi ñoom it joxe nañ seen xalaat ci jafe-jafe yi nga xamante ne gis nañ ko fa ci wàllum personnel waaye tamit ci matériel yi nga xamante ne moom la médecin yi war a am ngir mën a faj askan wi. waaw xanaa di ko jaale mbokkam rek di wax tam yàlla may na xolu muñ peut-être nii la yàlla waxee woon nii lay faatoo waaye tamit li mat a wax mooy jafe-jafe yi nga xamante ni tey dañ koy gis ci wala lu jaadu li nga xam ne dañ koy gis ci hôpitaux yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey yenn saa yi puukare bi ak jaay affaire bi nga xamante lañ nemme ko ci biir hôpitaux yi tey buñ la fa tegee ki nga xam ne dafa feebar bu ñëwee ngir yàlla dalal ko naxtaanal ko faj ko moo gën nga ñëw di koy jaay affaire boo xoolee réaction yëpp da ngay dégg naan nit ñi da ngay ñëw faju si duñ la faale nekk seeni téléphone wala dem si benn salle nekk fa di waxtaan yow nga nekk fële di ñëw xool sax donc pour dire que accueil bi dafa war a rafet te loolu yaa xam ne formation lañ war a def si gars yi parce que tamit nit mënul wax ne am naa xam-xam bi rek ñëw leneen am dafa am leneen lu nekk si ginnaaw muy comportement nit ki ak yëg-yëg bi nga xam ne nit ki am na ko yëg parce que fii ñëpp ñun nit ñëpp a yem si fa yàllaaw donc tey bu la yàlla tegee si benn mbir nga am pouvoir boobu ngir yàlla bu si abusé wu bu si waanewu imaginer bala ngay xam ne feebar moo métti nga feebar yow da ngay bëgg ñu faj la si saasi donc ku feebar boo ñëwee jëm ko faj ni mu gën a gaawee yaa ngi wax lu am solo tamit peut-être tamit ñàkk matuwaay jumtukaay yi mën na tax tamit yu ni mel di am parce que tey bu ñu nee hôpital bu mag la te benn docteur bii mooy faj li kese te tamit demande bi gën a ëpp li nga xam ne mooy offre bi je pense que ni kon tey loolu day indi yenn problème yi donc kon foofu nag responsabilité nguur gi la mu recruter ay médecins yu bëree bëri yóbbu ko si hôpitaux yi tabax tamit ay hôpitaux yu bëree bëri te bañ a yem rek si Dakar parce que tey mbiri bi rek du Dakar comme ni ma ko waxee da ngay gis si dëkku àll yi koo xam ne dafa feebar day dox ay kilomètres yëg si ay saret ñii di war ay Jakarta di dem faju ji ñii di faatu si yoon bi man su ma la nettalee ay cas yi nga xamante ne gis naa ko suñu zone billaay wala yenn saa yi da ngay yow sa sarangoñ sax day wadd moo tax bi soxna si faatoo Sénégalais yëpp di wax dëgg la am na ñoo xamante ni amuñ waxukaay ba am na ñoo xamante ni dund nañ lu métti loo xamante ni comme cas bii nii te amuñ fu ñu ko waxee kenn fajul leen kenn joxul leen ndàmpaay kenn joxul leen dara kon ñoom ñëpp ay sénégalais lañ donc loolu pour mu am foo information bi ñu koy war a jël dem ci àll ba di ko jëli ak fu mu mënta nekk ñu koy jëlee donc mu ngi noonu donc mu nekk loo xamante yaakaar naa dina métti lool ñi nga xamante ñoom ñoo yore wàllum wér-gu-yaram bi ñoo Abdoulaye Diouf Sarr
mais nag ku boot bukki moo xaj dina la baw mbir mi foofu ñu xoolaat ko bu baax a baax gën a jàngat nit ñi ngir wér-gu-yaram bi gën a daw. yaakaar naa di nga wax am na solo bu baax a baax li métti wala li du si nag bi yëpp xajul si cin bi li ñu mën a wax fii wala war a wax ci mbir mi nag dafa bëri waaye nag lii exemple la ci nguur gi mu xool bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom lañ fay teg waaye fexe ba satisfaire médecin yi nga xamante ne ñoo fay liggéey jox leen ay jumtuwaay yu mat indi fa ñi nga xamante ne mën nañ jàng nañ jóge fac médecine bi te médecin du n'importe qui moo koy def donc war lépp luy dem ci biiru yaramu nit dafa war a am nit koo xamante ne ku ko mën ku ko jàng ba maîtriser ko donc bu ko defee ñu ñaanal mbokkam mi rek vraiment tiis bi nag mais ñëpp ko mettitlu te ñaan yàlla mu yem ci moom te bu mu fi amaat yaakaar naa jërëjëf Ami xam naa ne kon dañuy marqué benn pause bu ndaw rek ñëw dugg ci wàllum weeru koor weeru koor bi xam nga ne nag Ndakaaru su fekkee ne dañoo nekk ci ab seddaay am na ñoo xamante ñoom ñu ngi ci ngelaw lu méttee métti ak tàngoor bu méttee métti bu ñu jógee Saloum jaar fi nga xam ne moo di Diourbel dem ba Matam Fouta foofee itam dafa métti lool température yi dem na ba ci ay 46 degré bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom mooy nag Ardo Botal ñuy jokkoo ak moom mu nekk koo xamante ni nag dikk ak naa ñun ci li nga xamante ni moom moo am foofee jafe-jafe yi wàllum ndox jafe-jafe yi wàllum lekk waaye tamit ak seeraayu li nga xamante ni mooy glace ba ñu jokkoo ak ki nga xamante ni moom mooy Ardo Botal. day tàng ànd ak mbooya du genre maintenant nag ak ramadan bi c'est catastrophique boo xoolee ñu ci am village ci am chance jegee dex pratiquement tous les jeunes ci dex bi lañ koy defee quoi en fait bord du Marigot aussi foofu yàlla def na c'est pas tous les villages qui ont accès à l'électricité il y a des centaines de villages yoo xamante ne foofu am courant donc le soir pour ñu am lu ñu ndogo en termes de rafraîchissement day métti si ñoom donc il leur faut encore faire des kilomètres am ñoo xamante ne dañ jënd glace ñoo jël ay charrette ñoo di ko jaay dans ces villages là di ko jaayee glace à 200 300 400 ba 500 francs les camions frigorifiques là du ñëw bu ñëwul aussi duñ mën a am jën donc c'est tout un problème quoi donc bonkoon pour nga am li nga ndogoo c'est tout un problème chaleur bi moom c'est extraordinaire chaleur mu tàng jër day am il y a des villages pour nga dugg ci pour nga egg ci goudron te pour faire pratiquement des fois 60 à 80 kilomètres te en plus pour ñu am problème rafraîchissement deuxièmement aussi alimentation bi demeewul noonu surtout en plein de mois de Ramadan c'est très compliqué moo tax à chaque fois bu dëggee seen discours ñoom ñaari jàmbar lañ am désenclavement di jéeri nañ leen defal ay goudron yu baax ba pare defal leen courant ñaar yooyu rek dañuy kaas boo seen kaas guddi ak kaas bëccëg ak ndox forage wala 3 je veux dire ndox courant ay tali. Sénégal réewum jàmm la jàmm joojee nag mën nañ jàpp ne daal dañoo gis ne chrétiens yi ak jullit yi ñoom ñoo jiitu ci xeex bi ngir loolee am waaye na mi ren dafa mel nag yàlla da leen gestu si seen liggéey boobee ndaxte nag gis ngeen ko weeru koor bi nga xamante mooy bu jullit ñi ak tamit carême bu ñi nga xamante ñoom chrétiens yi dafoo tombé ñoom ñii nga xamante ñoom ñooy sax chrétiens yi tey jii la ñuy yemale seen koor seen fii si Sénégal ñun jullit ñi tamit ñuy wéyal mu nekk loo xam ne tombé goo xamante ni nag ñu bëri jàpp nañu ne yàlla moo fa jaar ñu bëri tamit jàpp ne daal dialogue islamo-chrétien bi loole tamit lu jara rafetlu la fii si Sénégal moo tax nag sunu naataango Barthélémy Koli def si ab reportage. ginnaaw chrétiens yi bu ñuy tàmbalee seen koor ba léegi musulmans yi nag ñu ngi door a door seen mois béni mooy di Ramadan loolu nag mu doon feex sacré boo xam ne bu kenn mënu ko expliquer bu ñu sukkandikoo ci askan wi. c'est vrai que koor gi ren ci catholique yi ak jullit yi yëpp dafa tombé bon nit ñi am nañ ci ay interprétation yu différent mais mun nañ wax ci Coran à savoir alxuraan ou la Bible li yàlla santaane ci ñaari nit ñu dëkk que ça soit mu nekk jullit wala juif mu nekk catholique wala mu nekk jullit liñ ko sant mooy na rafetal jëmale ci moromam loolu ay alxuraan moo ñëw jàngale ko ci qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun et il y en a d'autres versets aussi qui insistent sur ça mais loolu waruñ ci mën a sukkandiku rek pour que koor yi dajee na mu am loo xam ne dañ ko ci mën a prétendre pour expliquer ko parce que aussi loo xam ne diina la xel doyu ci parce que bu ci xel doyoon ay alxuraan du wàcc problème yi àdduna bi am ak Sénégal plus particulièrement au niveau des médias de la presse da ngay seetaan ay débats yu def 48 heures 24 heures c'est des débats inutiles parce que ku nekk bëgg a défendre idéem du moment que ñoom ñëpp ay croyances la ñu teg diina fële amul benn sens. malgré diversité religion yi cohésion sociale yi entre ñaari religion yi ñu bëri ñu ngi koy rafetlu. Sénégal habitude bi muy doxee bon muy jullit muy chrétien parce que jamono bi dajee nañ ci ñu ñaar ñëpp boo gisee xale jigéen ñi léegi muy góor doo xamee jullit bi ak chrétien bi ñu ngi sol yére yu baax
bon habitude bi sensé na actuellement Sénégal bu continuer woon ci lii day gën a baax bon parce que loolu noonu dem na yërmande daf ci bëri boo duggee ci oto dañ lay dimbalee bu fekkee da nga ñàkk doole dañ lay dimbale bu ngoon jotee dañ lay jox looy dogee di jàppalante jiwoo te loolu habitude Sénégal la. jàppalante ak respect sa morom ak union religion yi loolu mun na tax Sénégal jëm kanam ngir mën a éviter ñiiroo ak ŋaayoo. parce que weer yi nit moomu ko yàlla moo ko moom nit ñi dañu am diine rawatina Sénégal musulman yaa ngi fii catholique yaa ngi fii. catholique yi seen weer ñëw na ñu ne ñoom it ñu jàpp woor jullit ñi weer wi Ramadan ñëw tombeek ñoom mën nañu wax ne kon kenn ku ne fu mu ne yaa ngi ci sa yoonu jaamu yàlla kon mu mel ni loolu mbir la mu nga xam ne mbiru suñu borom la kenn ku ne nekk ci ruq ba nga nekk lañ la sant nga nekk ca mun na am soo yëkkatee yàlla loxo ñaan ko mu nangul la ndax kenn nanguwul coow li moo fi nekk rek kenn nekkul mooy nangu lenn yàlla dafa santaane moom mooy nangu donc rafet njortu ci yàlla moomu nga xam ne moom ñun ñoo ko bokk kenn ku nekk wóor na la fi nga toll ne yàlla mooy sa borom soo ko joxee keneen it wóor na la yow keneen moomu ko yàlla moo ko moom donc yàlla moomu moom la ñuy jaamu yàlla moomu daal ñu am ci yaakaar ci moom. mot na juróom fukki at ba léegi ñaari weer yi sell yi muy di chrétien bi ak musulman bi musuñu daje fii Sénégal nag diversité religion yi ak cohésion sociale bi ñaari religion yi askan wi ñu ngi koy rafetlu jàpp na ne loolu miracle la suñu borom bi loolu mun na tax tamit ku nekk xam ne yàlla kenn la. Barthélémy Coly di ko jaajëfal bu baax a baax ami dafa mel tamit am na ay sujet reportage yoo gàlloo. waaw beneen sujet bi rek soxal wàllum mooy jënd bi gis na nag waajur yi dañuy jënd yu bëri dépense day yokk ci weeru koor gi bés bu nekk rek ñu indiwaat leneen wees loole sax day dem ba day xaw a wuteeg li nga xamante ne loolu la diine santaane ci wàllum weeru koor gi reportage bu Barthélémy Coly. ci période weer bu sell bi di Ramadan askan wi dañuy jàpp ne dépense yi parfois dafay ëpp lool Ramadan weer yërmande la weer bénédiction la ñeneen ñi jàpp nañ ne dépense yi moom jaar na yoon. c'est normal gars yi dépensé joxe ndogu fii parce que lépp loo si def rek suñu borom dina lay fay quoi aussi promotion la ñu koy waxee lépp loo si def moom suñu borom incha allah dina lay fay waaw te dama yaakaar ne loolu tamit baax la xam nga ci génn bi joxe ndogu comme démb maa ngi jiw bi laa ndogu démb xam nga gars yi joxe léegi bu waatee xam nga circulation bi moom lépp lu bëri heure ndogu ci mel ni fekk Ramadan weer bu ser la waaye constat bi moo di ci weeri koor yi dépense yi dafay yokk dafay doon ñaar du mel ni yeneen weer yi. dañoo ne Ramadan nga ne weeru yërmande la loolu yëpp dëgg la weeru yërmande waaye nu ma gisee fii moom dafa nekk weeru dépense boo xoolee weeru koor bu ñëwee li ngay dépense moo ëpp fuuf li nga daan frais waaw parce que yow loo gis da nga koy jënd boo demee kër ga tamit da ngay frais boo daan frais benn di nga frais ñaar. waaw mais nag yàlla moom suñu borom dafa jagleel weer boo xam ne weeru économie la waaye ñun moom dañuy jël rek di dépenser rek duñu calculer duñu xool. Ramadan weer yërmande la waaye weer boo xamee dafay jàppale famille yi pour ñu def ay dépenses yu néew di def ay économie tamit. mbirum weeru koor la ñuy desandi ba tey rek xam ngeen na nag weer la boo xamante ne bu ñu saytoo nag wàllum koom fii ci réew mi dafay gën a yokk ndax jënd yu bëri loolee kàddu la bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy Maysa Babou xelam màcc wow lool ci wàllum koom-koom ñu teewlu ko ci micro Momar Seck. waaw économie nag xam nga moom feet rek la bëgg daanaka tey sooy xool Sénégalais yi aussi ñoom it dañoo bëgg feet trop ba nga xam ne kon koor gi daanaka comme que dañuy feetu day dox ci koom bi day dox ndax fi mu ne nii lépp luy jaay lekk ak naan moom mi ngi dox te dana dox weeru yëpp wante soo fa jógee tamit transport bi parce que nit ñi dañuy déplacé wu lu bëree bëri xam naa dañuy am jot nag ndax soo war da nga am jot transport bi mi ngi dox mais suñu eggee ci pandaw ga nag secteur habillement bi nga xam ne moom jaaygatu tissu ak dàll ak décoration yu mel noonu yooyu ñoom it seen secteur day dox kon soo ko boolee rek da ngay xam ne koor gi effectivement lu baax la ci koom en tout cas fii ci Sénégal ndax ñun niñ ko yenoo loolu moo tax il faut koom bi di dox daal. bi ko mu nekkoon kàddu yu duppee ci Maysa Babou xelam màcc loolu ci wàllum koom fii ci réew mi mu mel ni nag reportage bi spécial boo xamante ne moom la ñuy def ci weeru koor gi boo xamante ne daf may laal jigéen ñëpp moomat mu nekk suñu solin ñun xale yu jigéen yi ci weeru koor gi loolu la ñëpp di coow. yéen daal mu ngi noonu parce que dama xamul weeru koor gi moom mooy
weer bu ñu war a yiw bu paree dootuñu yiwati ah waaye daal mu ngi noonu rédaction bi def na si reportage bu neex Alla Thiam moom moo ko def nee na daal li mu gis ci mbedd mi jigéen ñi dañuy yiwlu di muuru di solu ñii di téye kurus ñii di jàng alxuraan di solu rafet loo xamante ni daal dafa diinewu waaw loolu nag askan wi nag ñoom ni ñu ko gisee nee daal lu gën la ndaxte jigéen moom léppam awra la donc ñi nga xamante ni dañoo woor te ñuy nekk ak ñoom daal dafay baax jigéen ñi sol lu yiw ba nga xamante ni daal dañuy muuru loolee nag dina baax si ñoom seen koor donc ñu seetaan kaddu ñenn si ay sénégalais yi nga xamante ni Alla Thiam moom moo ko taataan. jigéen moom ci wàllu muuru bi laay njëkk a ñëw loolu jotewul dara ak weeru koor ndax jigéen fu mu toll dafa war a nëbb ay cëram ndax l'islam moo ko santaane leneen li ci tegu koor gi weeru yërmande la ndax ci la yàlla wàcce alxuraan mu nekk weer bu nga xamante ni dañ ci war a profité pour am ci yàlla du question nag bu ñëwee rek ñu jublu ci bu jeexee ñu won ko gannaaw du noonu ndax ku dund ba fekkee war ko da nga ci war a dolli sant yàlla te gën a téye sa imaan ci sa xol ndax weer la bi nga xamante ni dañ ci war a profité di ci jaamu yàlla di ci dimbalante di ci sellal bu jàllee aussi ñu ñaan yàlla continuer ci loolu. l'islam moo ko santaane jigéen dara warul feeñ lu dul kanamam ndax loolu soo gisee nit ñi bañ ko dañuy bañ xel yi di dem ci jigéen ñi surtout boo nekkee ci weeru sellal am na li nga xamante ni boo wooree ba pare te sa cër gi génn daanaka yow da ngay yàqal ñu woor. wàllu solinam kooku war na ko changé parce que am na femme yoo xam ne bu ñuy sol seen cër yëpp ay feeñ te kooku dèjà ko loolu alxuraan la sax dafa war a dañ ko war a bàyyi mais ñoom balaa ñuy def loolu sax koor weeru koor ñëw man j'ai remarqué ça balaa ñu génn seen cër yëpp weeru koor ñëw te am si ñoo xam ne du ñu dégg waaraate aussi ñiy waaraate ci rajo yi seen xel nekku ci ba léegi ñu ngi commencé ñu ngi seet ni ñu war a sañse ñu ko war a gën a defaree ci weeru koor te loolu aussi yëpp yàlla daf ko tere. sellal bi kay moom c'est pour toujours c'est que ñoom femmes elles n'ont rien compris pour booy seet sax si ñoom koor gi sax la ñu gën a itteel quoi waaye nag koor gi bañ a koor gi yëpp yàlla moom li mu waxoon ba léegi mu ngi ci alxuraan du changé waaw dañ ko war a gën a sellal sax pour commencer ndax weer bi. Alla Thiam jërëjëf Amina di nga ci wax nag ndaxte loolu moom jigéen ñi la yiw li gi ngeen def si weeru koor bi bu paree ngeen solaat seen yeneen yi. wax dëgg yàlla loolu moom lu rafet la lu ma rafetlu la vraiment weeru koor nag yàlla moo ko santaane te comme weer bu sell la rek nañuy fexe ànd ak koor gi ak weer bi daal di sell ndaxte dañuy dugg ci oto yi fu ne la ñuy dugg te xam nga comme ni nga ko waxee jigéen léppam awra la donc ba la ci baax ñu daal di sol lu yiw loo xam ne képp ku dend ak ñun sax da ngay fàtte ne jigéen nga dendal ci weeru koor gi waaye nag tamit ku ci mën a wëyal bu koor gi jeexee nga continuer ko loolu tamit lu baax la vraiment góor ñi nag dañuy tooñ amul ku ci mën a wéyal dañ ko war a wéyal parce que ñun ñëpp ay jullit lañu donc am na loo xamante ni man li muy wax daal Sénégal daal dañuy jéem daal waaye jullit ki des na fi yow tey yàlla ne la yow da nga war a muuru ca lépp ba lii rek des léegi yow fàtte nga lu yàlla wax wala da nga ko lijjantiwul koor gi jot nga doog a xam li yàlla wax dañ koor gi bu jeexee nga jubluwaat ci leneen yéen tamit da ngeen di tooñ jigéen ñi rek waaye daanaka boo seetloo fi Sénégal daanaka ñëppay muuru xale yu jigéen ñi vraiment dañuy sellal dañuy sol lu simple nag xanaa ñun nekkuñ Dakar waaw Dakar ngeen nekk waaye nag am na du ñëpp ñooy solu yenn yi vraiment am na ñoo xamante ne voilà du ñëpp mais li ñu fi gis Dakar moom Dakar rek la am tey comportement yu bëri nga gis si solin laa la wax boo demee Saalum doo ko foofu ñooñu yaakaar naa ne xëy na dañoo desandi xam wala tamit ñu nekkal seen waa kër parce que tamit nit boo nekkee ak moom surtout jamono weeru koor gi ak loo mën a sol rek na nekk loo xam ne wàcc na même bu nekkul nga mën a muur sa cër yëpp na nga sol loo xamante ne vraiment ku la gis dina mën a xam ne kii ñu ngi ci weer bi te à part weeru koor bi sax yaakaar naa ne sellal dafa baax ci jigéen ci ñun ñëpp donte nag mënuñu fu ñu toll di sol yenn yu diis yi waaye nag dafa baax looy sol rek na nekk lu am classe lu simple lu jekk loo xamante ne ku la gis rek dina la xoolee bëtu nawel donc ñeneen ñi koy def nag xëy na aussi conseil dafa baax comme tey ni nga ma ko waxee nii su ma demee damay sol sama lu gudd da ci baax yéen aussi góor ñi ngeen ci def seeni liggéey ndax yéen yi lu jigéen sol ni ma ko waxee rek yéen a tax tey bu ñu muuroo ba jekk tey nga romb ma ne ma li nga sol de jekk na macha allah loolu daf may courage mais su ma solee loolu nga ne ma li nga sol de ànduma te jigéen dafa bëgg lu mu sol ci àdduna rek ñu jox ko ay compliment donc appréciation bu amee rek day tax moom bu subaa daf koy defaat donc yéen tamit góor ñi am ngeen ci part de responsabilité te yaakaar naa ne ci jamono ji ñu toll ci
ci li ma seetlu Sénégal ñu bëri ci xale jigéen ñi commencé vraiment di changer est-ce que du tamit mode bi parce que am na ay yére yu yees yoo xamante ni yére à la indo xam nuñ koy waxee inde léegi ñëppay solo lu wàcc musóor yi boo seetloo léegi kenn xàmmeetul kuy ibaadu ndax da ngay gis koo xamante ne perruque rek lay sol te bu ko solee maanaam dafay am lu muy def bu ci paree kol lay teg ci boppam donc dañuy ñaan yàlla rek mu soppi jikko yi te xiir ñu ci moom lépp li nga xamante ne daal daf ko bañ yàlla pousse ñu bañ ñu faa pousse ñu jublu ci moom donc yéen góor ñi aussi ngeen béy si seen waar parce que yéen am ngeen ci part de responsabilité bu mag am nañ si responsabilité waaye daal ni ñu koy waxee su fekkee ne daal da ngeen moom seen bopp parce que am na jigéen yu bëri dañuy moom seen bopp duñu xool lu leen yaay di duñu xool lu leen yaay di wax du leen xool li mag di leen wax ñoom daal gis nañ télé bi kii lii la sol lu rafet lii woykat bi lii la sol lu rafet lii mu sol ko dem yoonam dañoo réer su ko defee nag waxtaan ak ñoom rek dañuy dellu si waat non donc mu ngi noonu comme ni ma koy waxee rek chaque fois nañu xam ñun ñooy ñan parce que julli dafa war a xam lu ko war ak lu ko warul mu koy def su ko defee fu mu dem mën a nelaw te tamit ñu ngi wax lu am solo ci wàllum rab yeeg yooyu jigéen ñi nañu moytu góor ñi tamit nañ moytu parce que góor yoo xam ne entraîné ba ne kekk sol sa yu body yi di jaay affaire si tali bi di jaay pukkare wu fii rëy baaxul loo rëy di nga wàcc si suuf ba kenn ba ñëpp fàtte la donc kon ñu woyofal suñu bopp rek su ko defee àdduna jëm kanam wala du noonu noonu la kay te ñaan yàlla jubante ñu yëpp te xiiruñu si moom yaakaar naa ku mu xiir ci boppam rek di nga jublu si moom allahumma amiin mu mel ni koor gi tàng na lool si sama mbokk pël yi ak tukulóor yi nekkee fële ca Kolda nga xamante ne maa ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla mu dolli leen gën a jox kàttan moom mu mel ni am na loo ñu ci war a mën a wax nag ci seen ndax am nga ko ci jokko ndeysaan ardo bootal foofee ca Matam ni mu ko waxee dafa métti ngelaw li parce que xam nga Matam dafa jege côté Mauritanie ba noonu frontière bi ak désert bi ngelaw li poussière bi tàngaay bi pour yi day wow imaginer nga nekk koo xam ne amoo doole amoo koppoor wala soo amee soo koppoor comme ni mu ko waxee ndogu jot ndeysaan Ndakaaru nu ñuy amee seen lekk yeeg seen lépp macha allah glace gi yomb banaana yeeg lépp yow dog jot amoo loolu na ngay naan nga gis tàndarma sax day problème dégg mu nu mu ko waxee nee na sax pour ñu am sax jën day doon problème bu ñu déggee oto di riir sax dañuy njëkkalante dem jëndi jën pour ñu mën a togg lekk normal donc pour dire que vraiment nit ku nekk rek billaahi li si li nga nekk yàlla da ngay wax alhamdulilah parce que am na doomu aadama bu bëgg am li nga am te amu ko ndox dafa jafe ni mu ko waxee ndox nga war a dog naan ndox dafa jafe nga war a dog lekk lu neex dafa jafe nga war a dog naan glace dafa jafe kooku noonu xool ko tey moom nu mu féetoo ak yàlla moo tax ñu bëri dañu naan est-ce que Dakar am koor mu ngi fi est-ce que Dakar koor mu ngi fi wala jar naa est-ce que ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si coono ga ñooñu yàlla gënu leen mën a fay man nag yàlla moom foofu su ma mënoon wax ak moom man nag képp ku gën a sonn si koor respecté lépp loo xamante ni la koor laaj mu gën a sonn si koor nga gën ko yokk bonus yàlla gis na leen de gis na leen bu baax a baax te dina leen fay du ma fàtte waa Saalum tamit jamono ji nee nañu ruuj commencé na gars yi dañuy gontu dañuy xëy dañuy gontu métti macha allah te ñaan yàlla rek mu nangu leen seen koor te gën leen may kàttan yàggul te buñ ci jógee nag tamit yàlla da leen di may doole ndax du benn at bu jot noonu lay mel te gis nga yàlla da leen di gën a may doole ñu koy def lu jafe la ku mënoon a dem ba foofu aussi dimbale leen ci wàllum yenn yi nga xamante ne moo fa ñàkk dagguma la sax dagguma la de ngir yàlla lu ñuy wax ay courrier lan ñu koy wax marmite du cœur ak yooyu ñoo ko yelloo ñu nekk ci àll ba fële ñi nga xam amuñu doole ñoo ko yelloo mais ci biir town bi la ñu nekk wa dem ci ay dëkk yoo xamante ni leer na leen ñooñu ñi nga xamante ne amuñu dërëm ñoom ñoo ko yelloo ngir yàlla borom alal dañuy génn dem ci àll ba dem dimbale ñi nga xamante ñoom ñoo ko yelloo parce que yaakaar naa loolu mooy lu rafet te am na ñoo xamante ni tey boo leen joxoon saako ceeb billaahi bu ñu leen ñaanal yàlla nangu ko boo leen joxoon bidon diw bu ñu leen ñaanal yàlla nangu ko mais ni ñu koy waxee borom doole ñooy dimbalante néew doole tamit xamu fu ñu jëm noonu la yàlla na leen yàlla sàmm yàlla nag moom moo leen di aaral seen boppam ndaxte fu ñu nekk ak jafe-jafe yi te terewul ñu ngi gën a jaamu yàlla di def seen i koor donc gëm naa ne yàlla dina leen gën a yombalal waaye nag ku nga xam ne sa loxo jot na si gannaaw rek soo leen mënee dimbale vraiment ci wàllum lekk yi boo ko defee loolu yaakaar naa tiyaaba rek nga ciy jëlee tiyaaba dëkkin tànn nga siy jëlee am na ta koor jërëjëf kontaan nañ bu baax mbokk yegg si nañ si pàcc gu mujj gi dañuy noppalu ñëwaat wax si wàllum tàggat yaram tàggat yaram wàllum fédération sénégalaise bu football dem nag xam le ne yoon bi nga xamante ni fa lay jaar ngir nag séddale koppor gi nga xamante moom la gaynde yi jëlee ci coupe d'Afrique bi ginnaaw bi ñu jëlee coupe d'Afrique lu tolloo ko 2 milliards yu tegtal juróom-ñetti téeméeri millions moom la ñu am ci koppor gi léegi nag Sénégal yëpp doon laaj fan la xaalis boobu dugg dañ koy lekk wala duñ ko lekk nangam ak nangam fédération bi nee nañ nag daañu ko
teg ci yoon sénégalais yépp expliquer leen ni nga xamante moom la xaalis bi demee waaye itam wàllum judo Sénégal xam nga ne nag moom mooy organiser Jeux olympiques 2026 moo taxoon sax ñu samp stade bu mag bii di stade Abdoulaye Wade loolu yëpp nag ñu ngi ko dëxañ ci élément bi di ñu seetaan ko. xabaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak fédération sénégalaise bu football bi xamle anam yi nga xamante ni si lay séddale koppoor gi nga xamante ni moom la jëlee ci coupe d'Afrique bi ñuy jógee bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar bi nga xamante ni jot nañu ko xaalis bi nag nii lay tëddee équipe yi nga xamante ñoo nekk Ligue 1 rawatina nag championnat national bi ku nekk dina am 4 millions ak xaaj ñi nga xamante ñoo nekk Ligue 2 bi ku nekk dina am 4 millions équipe yi nga xamante ñoo nekk si national 1 bi ak national 2 bi ñoom nag ku nekk dina am 7 millions keneen ki nag am 2 millions noonu itamit lañ koy defee si ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si national 2 bi waaye tamit si football jigéen ñi ak tamit association sportive yi ñoom ñi nga xamante ni ku nekk dina am lu tollook 750 000 francs CFA Sénégal nag bu ñu fàttalee ko juróom-benn fan si weeru février atum 2022 si la nag jël lii di coupe d'Afrique bi ba tax na nag mu jot lu tollook 2 milliards ak juróom-ñetti téeméeri millions ci Ligue 1 bi match yëpp nag daañu ko jongante ci samedi ji mu nekk nag fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg bi match yi métti nag dinañu koy xaarandi foofu bokk na Génération Foot di laale ak AS Pikine foofee sa stade Djibril Wade waaye tamit Jaraaf di laale ak AS Douane yeneen juróomi ndaje yi nag bokk na si Teungueth FC di laale ak CNFC bu Thiès Mbour Petite Côte di laale ak Jambar Linguère di laale ak équipe bi nga xamante moom moo jiitu sax di Casa Sport Dakar Sacré-Cœur di laale ak US Gorée leneen si xibaar bokk na si équipe nationale bu Sénégal ñi nga xamante ni fukk ak juróom-ñaari at dong la ñu am ñoom ñi le daal soobu nañ ci préparation bi ngir nag yóbbu seen bopp si éliminatoire Coupe d'Afrique bi ñu amal ñu duppee ko nag UFOA A bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi jàpp nañu ne daal fi ñu toll nii fanweer ak ñeenti jours daal tabb nañu leen ngir ñu mën a bokk si li nga xamante ni moo di préparation boobu foofee sa centre technique Jules François Bocandé judo la ñu koy jeexalee Sénégal ñu ngi koy waajandi bu baax a baax ndax nag fédération yi ñoom ñëpp daal soobu nañ ci liggéey bi ngir nag tàggat xale yi ngir ñu mën a dem ci compétition boobu bu baax bu ñu sukkandikoo nag ci maître Kalidou Gataba ne nag am na confiance bu baax a baax ndaxte projet bu ñu tekk daañu am ay xale yoo xamante ni suñu leen yóbbee ci Jeux olympiques 2026 daañu am ndam. voilà donc mbokk yi yegsi nañ nag ci cappaandaw gi mu nekk kon nag loo xamante ne amoon nañ mbégte bu baax a baax di leen ko digtal muy nag le grand journal de la semaine journal bi nga xamante ni mooy ëmb lépp lu fi jotoon a jaar ci lu ñu jot ci xibaar Amina ma bàyyi la nga tàggoo. comme ni nga ko waxee rek amoon nañ mbégte ak contentement vraiment di leen jox xibaar yi nga xam ne moo fi jot ci semaine bi ak sama naataango Mamat mu faram fàcce ko ci olofu Saloum bu am solo vraiment ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi waaye tamit di firndeel suñu cofeel ci yéen saa su nekk rek nga xamante ne ñu ngi jàkkaarloo ak yéen ñu leen di ñaanal kooru jàmm di ñaan un bon week-end tey jii. mooy xaaj bi de xaaj na de sama mbokku pël yi xama tooñaa sama mbokku pël yi ak joolaay seen xel na dal yaakaar naa li des bareetul dégg nga ndax temps yi gis naa joolaay ci wetu ndaal yi pël yi moom dañuy làqatu di def seen yooyu noonu na séeréer yi moom turu yàlla la ñuy dundee alhamdulilah rek dañuy suur donc nag ñu leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba ci beneen samedi bi di ñëw ak yeneen xibaar yu yees léegi ñoom naka la ñuy waxee weeru koor séeréer nu muy waxee weeru koor ngol koor ngolkoor waaye ngool mooy le weer koor mooy weeru koor mooy ngolkoor waaw ngool ak koor ngolkoor kon séeréer donc mu ngi noonu kon mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax kon ni ñu ko waxee amoon mbégte di leen baaxee li nga xamante moom mooy journal de la semaine di leen jox tig daje rek ba beneen samedi incha allah jërë ngeen jëf